alors Awa Condé xale bu yaru bi ci plateau bi tey nga war fas yéene waxtaanee hygiène ci marché yi ma bàyyi la nga wéy ak waxtaan ak say invité. merci beaucoup Aïcha Diakhaté comme ni nga ko waxee léegi tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy hygiène jëm ci wàllu marché yi ku nekk xam ne ni lekk dafa doon mbir moo xamante ni dafa daal di sensible lool te si biir lay daal di dugg mais tey bu ñu demee ci marché yi bu ñu gisee conditions yi nga xamante ni jaaykat yi noonu la ñuy jaayee ak nekkin bi ñu fa nekkee vraiment xel dafay daal di tey lool parce que dafa am noo xamante ni moom la ñu respecté ay loi yoo xamante ni wala boog ay xeetu conditions d'hygiène ay normes yoo xamante ni si lañu war a tënku monsieur Anne ginnaaw bi ma la nuyoo dalalaat la encore une fois ci plateau bi en tant que environnementaliste ban seetlu nga mën a am ci marché de façon générale. voilà jërëjëf Awa d'abord surtout par rapport au sujet bu nu seetloo tey jii li nga xamante ni moo am ci réew mi am na fu mu jóge mais am na aussi fi mu dal fu bëri fu nit foogul woon mais il faut que ñu jàpp ni du mbir moom rek moo waroon tax sax ñuy wax ndax mbirum set dañ ko waroon saytu bu yàgg si fànn yëpp parce que gis nga li may wax toujours nii Sénégal réfléchir na si lépp xalaat na si lépp teg na lépp loo xamante ni moom la moo war a nekk jumtuwaay pour que nit ñi war a mën a set parce que boo seetloo am na ay codes yu ñu teg am na code de l'environnement am na code de l'urbanisme mais am na aussi code de l'hygiène mu waral li nga xam moom la ñu wax tey parce que sur la loi 83/71 du 5 juillet 1983 dafa définir li nga xamante ni moom mooy hygiène muy règle yi nga xam moom la ñuy teg yëpp nga xamante ni kenn ku si nekk war nga ko respecter pour que nit ki mën a am santé noonu la ko définir mais bu ñu xoolee li nga xamante ni moom la teg am na jumtuwaay yi nga xamante ni moom daf ko fi teg pour ñu koy mën a saytu muy ay service d'hygiène nga xamante ni ñoom loolu nga xamante ni moom la ñu teg ñu war koo respecter ku ko respecté wul service d'hygiène am noo xamante ni moom la war a doxale mais bu ñu seetloo service d'hygiène boobu am na problème. justement lan mooy problème bi. xam nga ni problème lan moo tax kenn gisatu ne ils sont plus présents en fait. xam nga bu njëkk ba boo daan seetlu service d'hygiène dafa daan ñëw di dugg ci kër yi. parce que gis nga bu set bi nekkul ci biir kër yi du mën a nekk ci biti. dañ daan dugg ci biir kër yi bu nu ñëwee sax fekk nga jug mbalit noo ko warul jugee dañuy wax dañ lay marqué nga dem fay. bu nu gisee nga tuur ndox ci mbedd dañ lay marqué nga dem fay buñ la gisee nga am ay maanaam bagage yoo xamante ni dafa nekk foofu encombrant loo xamante ni mën na jur jàngoro dañ lay marqué nga dem fay te boo seetloo fay googu dañ la wax ni la bu fekkee ni marqué na la nga war a dem fay ki nga xamante ni d'abord état bi si li ngay fay yow état bi am na 50%. collectivité am na 25% ki nga xamante ni moo la marqué pour nga dem fay am na 25%. mais monsieur Anne loolu on en voit presque plus. service d'hygiène lañ kenn gisatu lan mooy problème bi réellement. li problème bi mooy lenn xam nga dafa amoon ratio par nombre d'habitants. maanaam bu njëkk ba da nga doon gis benn agent d'hygiène pour 2000 habitants. mais léegi benn agent d'hygiène la pour 30 000 habitants mooy wane ni politique sanitaire bi dafa des ndax bu fekkoon ni par exemple politique sanitaire bi gars yi jëloon nañ parce que gis nga politique sanitaire du rek hôpitaux yi politique sanitaire dañ koy taxawalee noo xamante ni nit ñi duñu dem hôpitaux yi duñu feebar bay dem ci hôpitaux yi mais tey jii politique sanitaire boobu moom moo des moo tax gis nga loolu nga xamante ni taxawul moom mooy dem ba refléter ci lu ne maanaam ci domaine privé bi mooy kër yi comme ni ma ko waxee secours sax boo taxawee ñu gis secours bi salté dañ la daan marqué ci mbedd mi muy voie publique bi nga xamante ni léegi nit ñi li ñuy wax mbeddum buur la te voie publique bi ñëpp a ko bokk te am na lu ci yoon wax ci code de l'hygiène am na lu ci yoon wax
parce que normalement yow sa kër boo ko génnee dañ la wax ni la bis bu nekk fi nga xam moo jàkkaarloo sa kër yow war nga koo bale bu fekkee ni par exemple da nga koy bale bu fekkee dafa am yoon war nga ko bale ba si digg mbedd mi nga xamante ni moom moo féetee yow beneen pàcc bi nga xam moo féetee beneen côté bi ka nga xam moo fa féetee mu bale ko mais bu fekkoon ni ku nekk da nga doon def loolu kon mbedd mi du salte waaw si foofu laay jëm. tey jii dañuy gis ni que les marchés sont débordés fu waay neex lal dañuy ñëw sax ba laalaal tali bi nga xamante ni ñi duñ mën a jàll est-ce que c'est conforme au code de l'environnement. li ma lay jëkk wax mooy dafa conforme sax ak code de l'urbanisme d'abord xam nga dama la wax dafa am ñetti code. Code de l'environnement code de l'urbanisme et code de l'hygiène. bi jiitu mooy conforme ak code de l'urbanisme ndax code de l'urbanisme dafa la tracel ay yoon ñu wax nañ la heure booy tabax da ngay balaa ngay tabax zone da nga koy viabiliser pour nga viabiliser ko war nga génnee ay yoon war nga génnee fu nit ñi jànge war nga génnee fu nit ñi di féexloo ak seen loisir ak yooyu génnee dëkkuwaay mais war nga génnee aussi lieu de commerce maanaam du fu la neex rek nga dem jaay dafa am fu ñu koy teg te dafa am nombre d'habitants boo xamante ni bu fa nekkee war na am marché war na am hôpitaux war na am lépp lu nit di soxla mais tey jii boo xoolee fu neex waay teg lu neex waay mu def maanaam yow droit bi nga amoon maanaam si urbanisme muy domaine public bi nga dox si ni nga xam moom nga war a doxee nga xamante ni doo am lu la tax doo am dara loo xam ne lu lay gàllankoor la yow léegi tey jii mënatoo ko am parce que tout simplement service yi nga xam ñoo fi nekk war a régler loolu rek doxul seen liggéey. mais à qui la responsabilité. la responsabilité fi mu jëkkee mooy ñi nga xam ñoo ko war a saytu muy état bi. et temps yi gis naa leen ñuy def liggéey bu am solo mooy ministre de l'urbanisme di génne te gis naa ni bi mu koy def ngeen gis ngeen ni am na ay effets yi mu def mais ba fa ndokk nañ koo xaw a arrêté. parce que en général ñoom dañuy jóg si dara ba ñëpp yaakaar. du am suivi. bi ngeen seetloo aussi am na jamono boo xamante ni le colonel de la DSCOS moom aussi amoon na liggéey bu am solo boo xamante ni moom la doon def si la ñu tajee ay kër côté Nord Foire beeg ainsi de suite yoo xamante ni respecté wu woon normes yi nga xamante ni moom la ñu war a jaar. et la responsabilité des mairies dans tout ça. ñoom ñëpp responsable na mais boo xoolee par exemple. dafa am foo xamante ni toujours si code de l'hygiène li ma lay wax nii. dañ la wax ni la même mbalit bi pour li nga xamante ni mooy setal dëkk yi dañ la wax ni la si ressortu mairie la nekk parce que xam nga toujours yow miy fay sa facture boo xoolee si ginnaaw dañ si def tonne taxe sur les ordures ménagères am na foo xamante municipalité bi moo koy jël mais loolu municipalité bi jël dafa lay wan ni la état bi warul woon sax di xool di xalaat wax pour téye mbalit mais mbalit da nga ko waroon gérer ci municipalité yi ñoom ñu jël seen responsabilité taxaw ni nga xam moom la taxawee. très bien gis nga yooyu nga xam ne dañ ko def yëpp taxawee yëpp te respecté wuñ ko. yooyu moom moo ñëw ba génn si mbedd mi ñëw si marché yi. très bien alors tey ñu dem bay dund li nga xamante ni moom mooy coronavirus Covid 19 mu doon mbir mu doy waar moo xamante ni man damay ragal sax est-ce que tey dundin bi nga xamante ni ñu ngi koy dund est-ce que du gën a yombal li nga xamante ni mooy feebar bi parce que tey mënuñoo xaar ba Covid 19 taxaw ñu naan ay règles d'hygiène ay mesures de kii loolu yaakaar naa ne waroon naa taxaw bien avant sax feebar bi di taxaw est-ce que façon dundin bi nga xamante ni ñun on est habitué à le vivre du tax feebar bi di yomb tey ji on est à 27 cas donc mënul benn problème boo xamante ni yow ban jàngat nga ci am. parce que xam nga mooy li ma wax ni tegoon nañ jumtukaay yépp pour feebar bu mën a ñëw jàngoro bu mën a ñëw du maanaam yaatu ni nga xam moom lay yaatale mais tey jii ñàkk politique maanaam ñun Sénégal dañuy agir si ay effet li nga xam moom moo am mais duñu dox mukk si li nga xamante ni moom mooy prévoir li nga xamante ni moo war a ñëwi. exactement léegi ñun loolu mooy suñu problème. et actuellement nii bu ñu xoolee li nga xamante ni moom moo fi nekk si ay niche nga xool dem si yenn espace yi nga xamante ni oto yi ña nga fa nekk encombrement bi nekk fa. nga dem si marché yi ñun la même table bi nga xamante ni moom ngay teg lekk dañ la wax ni la si norme d'hygiène yi. dañ la wax ni la dafa war a am 1 mètre de hauteur fi ngay teg li nga xam moom ngay jaay. te non seulement dafa war a am 1 mètre de hauteur
mais dafa war a nekk foo xamante ni fu nu defar ba mu liis la nga xamante ni boo fay teg nu mu tërati say marchandise dina nekk loo xamante ni di nga ko mën a nettoyer après. beneen bi si des nga xool tey jii toilette publique xam nga booy wax ni nit ki bul saw si mbedd bul def say yenn jëf yi si mbedd na fekk yow nga préparer ko loo xamante ni bu gëstoo dina ko gis ba du tal def loolu nga xam moom nga bëgg mais boo xoolee toilette yi même dans les marchés ay lu mot ay junni nit fi ñuy teew di fa jox seen soxla nga wutal leen fa loo xam ne ay ñetti box la ak ñeenti box la bu kii duggee keneen ki balaa muy ñëw dina toll foo xamante ni lu muy gis bu gisee benn roq boo xamante ni foofu la war a def ay besoin fa la koy def moo lay wan ni la li nga xamante ni moom la ñu war a taxawee vraiment taxawee wuñ ko si maanaam jàngoro yi mën a dellu ginnaaw te gis nga coronavirus bii ngay wax coronavirus bii ngay wax bu fekkee ni par exemple nii nga xam moom la ñu bàyyee marché yi noonu lay demee mën na dem ba foo xamante ni maanaam li ñuy aaye si regroupement nit ñi pour jëm ko moytu mën na nekk si foo xamante ni si biir marché lay nekk parce que marché yi aussi normes yi ñu ko construire maanaam groupe attroupement yi daf fay bëri te mbir yi dafa waaw mais loolu noonu est-ce que code de l'environnement bi am na lu mu ci wax yi est-ce que teg ngeen ci ay daan carrément pour nit ñi. mais code de l'hygiène moo wax loolu lépp. teg dafa wax ni la. yan mooy daan maanaam marché yi bu fekkee ni par exemple mbalit daf fa génn dan la wax ni la war fa fanaan. mais mbalit boobu dan la wax ni la dañ koy def foo xamante ni fu am étanchéité la maanaam xam nga mbalit bu tooy. sim dafa yomb si marché jën yeeg yàpp yeeg foos yeeg yooyu yëpp dafay dugg léegi ñun la foofu bu fekkee ni maanaam dafa génn da nga ko war a def étanche te dafa war a nekk foo xam ne koy muur mais waru fa yendu normalement règle yi ñu waroon teg dañu waroon jël maanaam ay poubelle yoo xamante amoon na jamono yoo xam ne dañ daan jël poubelle yi mag mais dañ ko fa daan bàyyi 2 jours 3 jours or mbalitu marché warul yendu bay fanaan. lan mooy daan yi ci teg. non c'est-à-dire xam nga daan yi ñuy def puisque ku si nekk war na la mën a li ñuy wax ni dafa am loo xam boo ko deful yoon dafa war a tegu sa kaw moom laay wax ni dan la war a verbaliser. am na foo xamante ni dina dem sax ba ñu tëj la si. d'accord avant ñoo yegg ci daan yi rek muy sanction yi dama bëggoon juste rek nga revenir un peu ci marché yi nga xamante ni ndax mënuñu wax très franchement hygiène ci marché yi te waxuñu agression de l'environnement démb rek on avait ici un environnementaliste bi ci doon waxtaan bu baax a baax mais li ñu gënoon soulever mooy que dañu nemmeeku ni léegi très souvent foos yi jege marché yi dañu koy ubbi muy ball ndox mi di dem ba génn ba dugg ci marché bi mais également xet boobu noonu di dugg ci marché bi également jamono jooju noonu ONAS la moo fa nekkoon rôle am. xam nga am na loo xamante ni du rôle ONAS. ONAS dafa am loo xamante ni moom moo ko tax a jóg. mooy ay réseau yi nga xamante ni dafay ñëw di dugal maanaam ay réseau muy dem. mais dan la wax ni la assainissement. code de l'assainissement. code de l'assainissement. dafa la wax itam li nga xamante ni moom mooy ndox yi nga xam moom mooy war a dugg ci tuyau yi. nga xamante ne warul mélanger wu ak ndoxu taw yi maanaam ndox yi nga xam mooy dugal ci fosse yi moom warul mélanger wu ak ndoxu taw yi mais tey jii am na foo xamante ni boo fa demee ndoxu taw yi ak ndoxu fosse yëpp ñoom ñooy dugg. beneen bi si dafa am lu ñuy wax assainissement autonome boobu mooy fosse yi nga xamante ni moom la ñuy wax. tey jii boo xoolee voie publique yëpp norme urbanisme dafa wax ni boo tabax sa kër da nga war a préparer sa fosse. si biir kër gi même plan bi boo ko joxee bu ñu si gisul force dan la war a jox plan bi nga delluwaat ko nga defar ko mais da ngay gis koo xam ne dafay construire benn immeuble de n étage ñëw force am mu ñëw def ko si voie publique bi kooku normalement bu fekkee ni gars yi dañoo respecter normes yi service d'hygiène bu njëkkee ñëw parce que xam nga lan moo yàq Sénégal négocier non nan négocier parce que ki tabax na force am ba pare boo ko tajee du mën a kii mais moom mu tey ba jël force am teg ko si mbedd mais war na jot sanction yoo xamante ni ëllëg keneen ku war a tabaxi di nga préparer sa fosse ci biir kii. ba pare pire bu taw jotee ñu ubbi fosse ba. bu taw jotee ñu profitoo tijji ko ubbi fosse bi maanaam sénégalais si boppam. dafa am ñoo xamante ni bëggul seen bopp xamuñu ni. li nga xamante ni moom la ñuy jël. ak gaz bi nga xam moo nekk si fosse yi ak problème yi nga xamante ni moom la war a jur si ay jàngoro
xamu ni boo ko sottee si biti loolu day mélangé wu waat ak ndox yëpp te bu demee ba wow gis nga yi nga xamante ni moom mooy nekk si suuf si xale yi ñoom ñoo siy foofu te dafay dellu si waat si biir kër gi. dafa am benn affaire bu am. normalement même projet bu am. mairie bi di porter projet bi da koy dénk entrepreneur. entrepreneur bi buy porter projet bi day wax ne nii laa fas yéene tabax marché bi. day am lii day am lii day am lële. souvent sax dañuy def ay réunion publique ak commerçant yi joxe lépp mais au finish réseau d'assainissement bii monsieur Andi wax dañ koy salfaañi duñ ko toppatoo. du ci am conséquence bi lan la. fu waay fu mu neex la ñuy tuur boobu ensuite normes sécuritaires yi ci marché yi duñ ko kii la preuve lu am ñaan ñu ko yàlla incendie accessibilité marché yi bul xam amul bouche d'incendie amul dara donc loolu moo tax may wax ne nekkoon et puis bloc sanitaire yi ñuy wax mooy bloc d'hygiène yi yooyu du am da ngay gis wanak yoo xam ne soo demoon fu mel ni marché syndicat boo gisee seen wanak bi da ngay découragé feneen ak feneen noonu la mel parce que mais aussi am na responsabilité ci commerçant yi parce que tamit mënoo chaque jour ngay ñëw ngeen nekk ay délégué par exemple ci yeneen marché yi di laaj xaalis yeneen jaaykat yi loolu je le dis nga laaj xaalis jaaykat yi yow war nga tamit def participer effort fi ngay kii muy set ngeen organiser au moins boo jógee ñu ne non mairie bi dafa war a bale mais yow aussi war nga bale parce que pourquoi day am débordement demal fii marché Diamalaye bii bu golf mais c'est le désordre fi nga xam ne waru woon am ay place pour jaay fa la ñu dem toog jaay ba jege mbalit bi mais ñi ñu koy jox askan bi ñu koy consommer exposition maladie yaa ngi fi. kon cela veut dire que les choses doivent être revues. et hôpital moo nekk dernier lieu bu ñu war a dem dañ ko war a lijjanti d'abord ci marché yi d'abord. c'est très important li Théo wax léegi li ñu gën a jege mooy marché Grand Yoff tey jii boo fa rombee déjà xeet bi fa nekk. da ngay gis ni ko aussi ñiy jaay dañuy jege lool tali bi te man li ma si gën a jaaxal man je me dis que les responsabilités sont partagées. mooy si population bi surtout parce que nit ki tamit man je me dis que on a cette culture de vivre dans l'insalubrité. parce que tey jii mënoo gis nit ki ñëw lal si wetu fosse di fa jaay lal ci suuf di fa jaay ay légumes wala di fa jaay loo xam ne moom ngay jël pour dundee ko après yow ngay jënd loolu conscient de cela ak conditions yu mu nekk yëpp teewul da nga koy jënd togg ko dundal ci sa njaboot après doo xam conséquences yi la ciy fekk même bu dee commerçants ils sont pas conscients des conditions yi nekkee nit ki nga xamante ni yow yaay jënd am nga droit xool li nga xamante ni mooy set bi nga xamante ni moom la ñuy wër ci lekk nga daal di koy dugal surtout nag jamono bi nga xamante ni moom lañu toll feebar yi bëri na surtout contamination ci lekk yi aussi dafa gaaw trop donc nit ñi war nañ cee gën a bàyyi xel xool li nga xamante ni mooy nekkin bi nga xamante ni mooy ni fas yéene di dundee. waaw si c'est possible moi je dis juste une chose 30 secondes rek 30 secondes moi je dis juste une chose li fi xew yëpp yi ngeen di wax nii yëpp ça voudrait dire que daf may gën a renforcer ci benn idée mooy centres commerciaux yi nga doon dégg ñu jóge bitim réew xam nga yaa leen daan dégg ñi nga xam ne ñoo gars yi naan leen dégage et cetera ñooñu c'est très bien nañu gën a yokkaat gën a ñëw Sénégal comme ça ces gens là marché yooyu mu tëj définitivement ñi fa nekk di liggéey dans ces conditions là depuis 20 ans 30 ans comme ça ñu dem tëddi dootuñu amati liggéey et puis seen affaire la c'est ça qu'il faut faire il faut ci côté boobu ngeen pousse concurrence bi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañu bëgg lu baax nekk ci àdduna bi ñëw indil ñu ko ñu boo duggee ci yenn centres commerciaux yi da ngay gis ni mais nu mu setee clim bi machin lépp set na da ngay sañse leen def say pousse mais marché yu bon yi laa bëgg ñu concurrencer leen ba nga xam ne di nga am ñi fa doon liggéey bu ñu amatul liggéey dañ dem wuti feneen xëy na dina nekk ay employés ci société yooyu justement te bu ñu wax marché yi rek bàyyi les grands espaces par exemple dafa am ay normes yoo xamante ni grands espaces yi respecté wuñ ko aussi d'accord dinañu amaat occasion te loolu si laa doon bëgg Aïcha non pas juste pour conclure rek ban digle lay joxe en tant que voilà on non kon nañ bàyyi ba prochainement ñu continuer su doon voilà monsieur Anne kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax voilà maa jërë ngeen jëf ci kii bi mais ça di ma si doon bëgg wax rek xëy na dem nañ tey ci marché bi mais du marché bi rek moo am problème ci espace yu mag yi aussi normes yi respecté wuñ ko boo duggee da ngay gis xet goo xamante ni ci biir am na normes yoo xam respecté wuñ ko yooyu aussi war nañ ci wax on aura l'occasion d'en parler inchallah kon yow tam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di souhaiter un happy birthday sama benn tata Ñawa Dia dundal 100 ans sans ordonnance yaa xam ni nga bëgg sa biir xol yaa na la ko suñu borom def ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire maman tata plutôt léegi ñu jàll ci rubrique éducation and